Diobass Info TV nañ wax ak Diobass. journaliste yi fi teew doonte ne maîtriser wuñu kenn ku ci nekk fi nga jóge mais ràññee naa ci ku mel ni ki ma jànnoon ni waa Sud FM ak Mourad mi yàgg nañoo daje ci ay manifestation kon li fi nekk tey mooy dañu ñëw pour def lancement sunu coalition boo xam ne mu ngi juddoo ci coalition bu mag bi di coalition wàllu Sénégal baatu wàllu Sénégal nag dafa am solo ndax Sénégal dafa toll foo xam ne dafa aaju donc ñu wàllu ko ndax jafe-jafe yi bari na ci wàllu ndox mi ci wàllu courant ci wàllu yoon wi ak caxat-caxate bi nga xam ne bi ñu ngi koy def ci wàllu suuf si parce que bu ma jëlee benn exemple bu patent rek mooy boo demee côté bi ñuy wax Ngolfagnick am na fa projet boo xam ne bi taxawal nañ ko foofu muy projet boo xam ne projet mbéy la mais dafa hypothéquer donc suufu nit ñi foofu ba nga xam ne am na ci ñoo xam ne ñu ngi doon réclamer seen suuf ni ñu ko boole ci parcelles yooyu mais bi ñu ñëwee gisee ak bi ñu ñëwee waxtaan ak ki ñu war a waxtaanal pour mu jàppale leen ci seen xeex boobu kooku ba mu defee ay gëstu la fa feeñ kat mooy suuf sa daanaka boo xoolee ni ñu ko joxe foofu mooy hectare bu nekk 300 000 francs ce qui veut dire que hectare bu nekk 3 000 francs kon le mètre carré c'est 30 francs xam ngeen ne loolu nekk na loo xam ne lu ñu war a corriger la ñun nag ñu taxaw tey taxawal suñu coalition bi di ci ñaan yàlla mu may ñu ndam pour ñu mën a corriger erreur yi nga xam ne am na fii ci biir Diobass ndax yoon wi nga xam ne moom ngeen jaar tey muy tali bi nga xamante ne bi autoroute Ila Touba Macky Sall namm na koo amal dama jàpp ne monsieur le ministre à un certain moment en conseil des ministres certainement gis na maquette bi nga xam ne mooy maquette bi yore réalisation autoroute Ila Touba mu waroon cee mën a xool fan la war a mën a impacter Diobass négativement wala positivement bu dee ci ñun Diobass dañu jàpp ne yoon wi waroon naa nekk boo xam ne bii bu ñëwee day jaar ca kaw bay askan wi ñu jaar ci suuf pour ñaari dëkk yi nga xam ne ñoo jàkkaarloo ñu mën di demlante di dikkalante seen jur gi di dem di ñëw muy benn ñaareel bi mooy boo xoolee yoon wi nga xam ne moo polarisé Palam Tateen Sessène bi Alioune Sarr dëkk Tebdal Babaak Kër Ibra Fall ba Kër Thiem benn yoonu cosaan la boo xam ne bi foofu la ñu pegg bi yépp doon jaar bañ ca eggee ñun dañu def benn manifestation di wax ne na nguur gi dellu ginnaaw ci loolu pour ñu mënul ñu génnal foofu foo xam ne fii waa Diobass bu ñu buggee génn dem Thiès dañ cee mën a jaare comme li mu def fale kër Baara comme buntu boobu kër Baara ak buntu bale nekk xaw ma côté kii nu mu tuddati dëkk boobu nekk wetu kër Mor Ndiaye erreur yu mel noonu dafa nekk erreur yu garaaw yoo xam ne ak ñàkkum ndox mi fi nekk ndax mënoo comprendre quand même le projet Fatick Ndiosmone Palmarin nga xam ne fii ci sunu tund bi la nekk di déverser jusqu'à Fatick Ndiosmone Palmarin pendant que ñi dëkkaan yi nekk fii mënuñoo am ndox dëkku Alioune Sarr ci boppam sax amul ndox ma wax leen ko tey ngeen xam ko ma foog ne Alioune Sarr bu fekkonte ne def fii fanaan di fi yendu muy lëndëm bu courant coupé dina ko yëg bu ndox ñàkkee dina ko yëg bu ko defee dama jàpp ne ñun ak moom bokkuñu ay yëg-yëg moo tax jafe-jafe yi ñu am moom du ko xam parce que dama jàpp ne rek am base politique moo ko indi fii ci Diobass parce que il est né à Thiès il a grandi à Thiès foofu la waroon am base politique mais comme am na ay liens familiaux loolu moo tax mu ñëw fii Diobass dëpp ñu néeg fi mu nekk nii li muy def mooy tourner ci biir dëkk yi di tuur xaalis di digge ay millions jàpp naa ne am na lu bare ñun Tateen par exemple poste de santé bi fa nekk mbokk mu baax mu dëkk fii Dione Thiaw moo amoon ay relation ak ay militants foofu
mu am décision pour tabax ko mais ba mu ko yëkkatee Alioune Sarr da ko aaye pour lan mu ne amul autorisation de construire loolu moo fa nekk ba léegi ndam demul ndam dikkul tabax baa nga fa ne yang boobaak léegi mat na juróomi at lii nga xam ne lii moom lañu moo ñu métti ci Jobaas bu ñu ko naroon wax fii ba suba du mën a àgg te Olof Njaay day faral di wax ne li duuf ci nag bi xëjul ci cin li te xam naa ne am na ñeneen ñi aussi bëgg nañoo wax wante aussi ñi nga xam ne ñooy journalistes yi aussi jàpp naa ci waxu Jaxate ne am nañu yitte boo xam ne bii bëgg nañu dem feneen kon ñu ngi leen di jéggalu ci suñu retard boobu parce que retard boobu sax bu ma yeboo ne ci man la gën a fëse. ñu également suñu yaay suñu mag suñu lépp muy Hélène Tine ku ne xam na lu mu def ci Thiès bu demee ba déplacé wu ñëw fii ci Notto Diobass xam ne Notto Diobass suux na kon li koy suuxal mooy ñun ñii ñu ànd nawle te nekk ay gor ñu liggéey boo xamante ni ñu mën a gañe commune bi am conseil municipal bu dëgër mën a defar saafara problème yi nekk ci biir Diobass yépp ku ne xam ne Diobass dara doxu fi bu Alioune Sarr taxawee fii naan am na à 100% day nax boppam fii amul ndox amul yoon amul dara dëkkam sa amul ndox jungaan la ñuy roote kon tey bu nee gañe naa kon ñun de kon yaakaar naa Diobass war nañu xoolaat seen bopp parce que jafe-jafe yi bari na demande sociale amul poste de santé amul dara amu fi même éducation y a rien dara amu fi Diobass sonn nañu maa ngi leen di ñaan nag encore une fois ñépp ñi nga xamante ni ñu ngi ci commune bi di wote lépp lu ñu leen jox lekk leen yéen a ko moom patante nit ñi la mais bu ngeen demee bay dem ci bureau de vote yi ngeen votel ñu coalition wàllu Sénégal man la Ibrahima Tine responsable bokk gis-gis coordonnateur commune de Notto Diobass maa ngi leen koy dénk parce que fi mu ne nit ñi sonn nañ ça fait des années 12 ans lañ ko jox commune bi liggéeyu fi dara mu bëgg a ñëwaat jëlaat 5 ans léegi ñu xaaraat ñu ba kañ kon ñun war nañoo mën a yeewu ñu xam suñu bopp gagnandoo ensemble moom laa ñaan encore une fois je vous remercie. maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk si turam ak santam di leen jaajëfal ci teewaay di nuyu suñu mbokki journaliste yi di leen masawu coono di wax ni li sama tonton wax rek daanaka wax di waxaat du bari wax ndax boo seetee gox ba ma jóge man mu kër Ibra Fall ndox bu ñu naanee tawa lañ ko jëlee te defe naa tawa bokkul ci Notto kon boobu jafe-jafe fépp la amee bu ñu xoolee problème yoon wi waxee diggante kër Ibra Fall Kees 7 kilomètres la diggante kër Ibra Fall Notto 7 kilomètres la ba léegi dañuy am problème ak jigéen ñi ndax case de santé yi kenn mënul fa accès ci poste de santé yi lañu wax ni fi la personnel yi ne kon dañuy accès ci poste de santé yi man mi nga xam ne ku jóg ma jóg kon man naa ne coono ba yëpp ci man lay mujj wàllu kon bu ñu jógee ni nan wàllu Notto Diobass defe naa dinaa jóg pour wàllu Notto Diobass yàlla dogal na nag li ma yëkkati mooy wàllu Notto Diobass ba ma dalee dox yàgg na réunion bu ne dem naa fa mais maa ngi soogu dugg ci politique may ñaan nag lépp lu ñu fi ñaan yal na ko yal nañ am ndam ci Notto Diobass yal nañ am ndam ci Notto Diobass yal nañ am ndam ci Notto Diobass man ñaa nga jaay laa dugg doon agent de santé communautaire dëkk Kër Ibra Fall jërëjëf. côté mu ne bu fa jigéen ña baree rek ba yeboo ñu am xel mu rafet ànd ak xel mu dal su ko defee ñu am contentement bu mag suñu teewaay nag jëmm ji moo ko waral muy Adama Jaxate di as gor di nit ku baax Adama néew fi mais bëtam ak noppam génnewu ko fi Diobass man maa ngi bokkoo Yeesa bu Modou Ndiaye Fada mais dama nekk ASC case de santé sama village muy village bi mu dëkk suñu case yi plus de 10 ans baa ma ne ëpp na ko boo mosaan di faj ma laaj ci biir jënax yee dàqante yow muy kër Baara Kéré Adama Jaxate mii moo ñëw toj case yi ba équipé ko indil ñu ay moyen dooleel ñu tegaat ñu fa def ko kër Baara kër Sañ def ko Mbomboy def ko kër Jëmu Njaay duñu ma bàyyi ma fen case yooyu Adama Jaxate mii moo ko équipé indil ñu ay partenaires yoo xamante ni chaque décembre ñu ñëw seet suñu dooleel ñu kon Adama ñu ngi lay nuyu di la gërëm bu baax li nga indi nag muy wàllu Diobass gii man de à ma part personnelle
man dugg naa ci wàllu Jobaas ndax Jobaas dafa sonn dañoo sonn ci naxaate bi dañoo sonn ci dige yi te Jobaas amul dara fii ku fi ñëw di nootoo Jobaas gi bu ñu la nee mooy commune bi danga naan déedéet amul dara lu fi ne lañu mën a teg suñu loxo kon dañoo war a jóg ñun waa Jobaas dañoo war a yeewu jóge ci naxaate yi te xam ne nag Jobaas tampi Jobaas sonn na. waaye nag maa ngi ñaan ci yéen ñëpp ngeen jàppale ñu dooleel ñu parce que yaakaar naa ne moo ëpp solo li ma bëgg a wax daal mooy dafa am benn affaire bu ma dund ma yaakaaroon ne yéen su ma leen ko waxee surtout sama mbokku jigéen yi xëy na dina tax ñun ñëpp ñu gën a góorgóorlu si loolu ndax temps yi dafa am sama cousine bu doon accoucher mu dem hôpital bi mu demee hôpital ñu ne ko tey weekend la du ñu jël malade may laajte ndax accouchement am na weekend accouchement est-ce que am na weekend yéen mbokk jigéen yi. waa fii la rek ci biir Jobaas la daal en tout cas foofu la amee accouchement amul bés yàlla moo koy dogal heure bu ko neexee loolu day am kooku bi muy dem hôpital ci la accouché ci yoon bi te lépp xajoon na ci kon loolu coonaay jigéen la te lii tam ndox mi sonn nañ ci bëgg nañ ndox ku ne si mën a jàppale nga jàppale ñu ci te ñu nit ñun mbokk jigéen yi nañu bàyyi ku woote ñu dem wuyu la nañu xool suñu intérêt fu mu nekk suñu intérêt njaboot fu mu nekk bu dee ku ñu woo nga dem luñ la teg yaa nga tegoo ko buñ leen woowee xool leen fi seen intérêt nekk ngeen dem fa yenn yi daal ñun ñoo ko teg suñu bopp daal wax dëgg yàlla surtout problème mu ndox mi tamit ñu ngi koy jànkoonteel nit ki loo am te amoo ndox amoo dara parce que balaa ngaa lekk ndox balaa ngaa sangu ndox mi daal wax dëgg yàlla sonn nañ ci lool te dama yaakaar ni maire bi bu ñu yëgoon teg ñu suñu place yenn yi daal mënoon nañu koo bañal daal asalaamaaleykum wa rahmatulah. ku nekk sa tur ak sa sant di teewal fii waa Ndakaar Mbay ci jëmmi Adama Jaxate mi di sama mbokk tam di sama xarit di ko ñaan lii muy wut ci Jobaas yàlla na ko yàlla may mais ñun moom jóg nañu pour ànd ak Adama Jaxate ndax ñun dañoo sonn ci naxaate yi nekk ci dëkk bi bu ñu ñëwee di politique ñun Ndakaar Mbay amuñu ndox amuñu yoon amuñu case de santé suñu case de santé ba soo fa ñëwee lii kii ni seeni jinax Adama ko tàqale ñun ñu ngeeg suñuy jinax ba nëga nii suñuy jinax ñu ngeeg moom soo fa ñëwee kenn ngootu faa dugg léegi ku nu am da ngay dem Thiès nga dem fajoo ji fa te case de santé ba nag waroon naa mën a suqaliku ndax ba mu fa nekkee yàgg na wante ñu ngi jóg pour ànd ak Adama Jaxate lii mu jóg ci suqaliku Jobaas ndax ñu jóge ci naxa yi ak woor yi ndax sonn nañu. tey teewaayu ñëpp ndax li ñu fi indi tey mooy lan mooy bëgg changement boo xamante ni bii ñu ngi ko namm fii ci Notto Diobass su ñuy wax changement nag dafa fekk nga am koo xamante ni bii faloon nga ko en 2009 dellu falaat ko en 2014 te gisuloo benn réalisation bu concret boo xam ne mënees na ci teg loxo boo xamante ni le maire sortant Alioune Sarr def na ko. defe naa ni nag Diobass comme ni ma koy faral di waxee Diobass du tremplin wu kenn. Diobass du gox boo xamante ni bi dañ ko war a utiliser pour mën a diriger ay parti politique parce que ku nekk xam na ni jamono bii lépp li nga xam ne mooy solo sa Alioune Sarr mooy jiite AFP bi nga xam ne Moustapha Niasse a déjà annoncé les couleurs ci loolu nag dañu jàpp ne Diobass du nekk tremplin wu Alioune Sarr moom fal nañ ko falaat ko comme ni ko suma grand Ndiaye di waxee moom moo ñu desel weccit Alioune Sarr bu ñu fii Diobass c'est que waa Diobass ci boppam xamuñu lu ñu bëgg ndax koo xamante ni ba nga fi toogee ba tey li mu fi fanaan mën nañ ko compter te boo demee ci article 99 bu code électoral dafay wax ni le maire doit résider ci commune bi nga xamante ni fa la maire bi dëkk waaye ku gis li xew fii Diobass nga xam ni Alioune Sarr Diobass musu ko yitteel Diobass musu ko yitteel ndax lan mu ngi siéger chaque semaine di toog ak le président Macky Sall di toog ak le ministre de la santé ministre de l'éducation xam ne moo yor wàllu infrastructure wax leen ma lu fi Alioune Sarr def ba mu fi toogee ñaar ba tey comme ni ko doyen seen waxee le village de Kër Ibra Fall dem ba Bobac dem ba dëkk yi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw amuñu sax yoon bu ñu jaar te moom mu nekk un ministre de la République di bàkkoo ni moom amul gën a liggéeyal Macky Sall tey ci la bokk te boo ñëwee fii Diobass amul ndox ñi ma jiitu ñëpp wax nañ ko Diobass dafa mar
Jobaas électrification bi muy xamante ni mu ngi woote naan moo ko def ku nekk xam ne ni programme bu fi nekkoon la mu ñëw fekk ko fi ñuy continuer ba tey am na ci village bu mag bu mel ni Mbomboy nga xam ne cité yi ñuy wane woo ñoom di wax ni dañuy construire ay sites ça se trouve à Mbomboy te Mbomboy ba fi may wax ak yow nii amul électricité loolu dafa ñaaw donc Alioune Sarr il faut mu wàññi arrogance am il faut mu respecter waa Jobaas yi et puis am na soxna su ko wax sànq on peut pas se permettre nga bàyyi ba élection des ñetti weer nga dajale jigéen ñi naan dama leen di jox fukki million yéen juróom-benn fukki village ak juróom-benn village bu nekk am ñaar fukki junni ak juróom-ñaar soo duggee ci kër yi kër gu nekk am nit ku nekk am ñeenti téeméer wala juróomi téeméer dama ne fii nit ñi nekk ñu ay bétail il faut ñu respecter leen fii nag moo tax tey wàllu Jobaas bi nga xamante ni ci la ñu nekk ànd ceeg suñu yaay yi muy wàllu Sénégal dinañu def de telle sorte que ak équipe bi nga xamante ni tey moom la ñu taxawal ñu tànn nag koo xamante ni bi ndaw la muy le professeur Jean Seck ànd ci ak le doyen Mamadou Sène ànd ci ak équipe bi yépp ñu fas yéene dem ci élection municipale yi su ko defee ñu fas yéene yëkkati Alioune Sarr daaneel ko ci suuf jëlee ko fi teg fi ñoo xamante ni bii dinañu defar Jobaas te lii may wax nii nag na nekk yittey Jobaas waa bépp nag parce que Alioune Sarr doy na sëkk ak moom parce que on peut pas se permettre ngay vanté wu ci xaalis te yow 2009 bi ngay campagne sa oto da doon paal ñu koy pousse tey ngeen ñëw naan da ngay jël fukki million di ko jox foo ko jëlee c'est votre argent ku ñu ci jox xaalis na ko lekk ku ñu ci woo demal nga wuyu déglul jëlal xaalis bi sa impôt la sama impôt la impôt Mamadou Sène la impôt Ibrahima Tine la impôt Tata Hélène Tine la nax yi dafa doy moi je me suis impliqué dans la politique ndax lan gis lii xew ci jamono yi dajale naa fi ay village pour mën a am benn projet boo xam ne dama ko négocier au niveau de l'Union européenne pour une construction d'un grand hôpital Alioune Sarr teg ci njoojom ba loolu mënul avancer tey jii moo tax ñun il faut ñu wàcc ci terrain politique bi jàkkaarloo ak moom parce que ñun bi ñuy dugg ci politique comme ni ma ko waxee sànq ci njëlbeen gi maa ngi bokk ci cellule des cadres Alliance pour la citoyenneté et le travail mais ñun dañu jàppoon ni dañuy ñëw di def politique autrement maanaam fexe ba ni ko nit ñi di defee ñu def ko ci beneen façon mais li ma gis politiciens professionnels yi booy dugg sax ci politique dañ lay décourager loo pour lan pour ñoom juróomi téeméeri nit yooyu continuer rek di monopoliser la parole continuer ñiy nelaw di nelaw ñuy continuer def li ñuy def kon vraiment guddi na yàkkamti ngeen xam naa li ñu bëggoon wax lépp mënuñu ko wax waaye maa ngi leen di dellu di santat presse bi vraiment parce que liggéey bu rafet ngeen di def li ngeen def nii fexe leen ba fu ñu leen woo ngeen ne wuy ji fexe ba nit ñi mën a wax seen ay doléance mu yegg fu mu war a yegg jërë ngeen jëf maa ngi sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah mooy ñu taxawal ñu dëgmal suñu candidature ma ci gërëm donc ñi ma ci àndal di Adama Diakhaté di le doyen Mamadou Sène di la dame madame Niangue Ndiaye di Cheikh Sène di Ibrahima Tine di Abdou Aziz Faye et ma ciy béral wàll suñu marraine suñu doyenne l'honorable député Hélène Tine moom mi def déplacement bi pour ñëw appuyer suñu séance d'investiture ñu ngi ko ciy gërëm bu baax a baax parce que xam nañu li mu représenté c'est une icône en politique alors ci kaw loolu suñu déclaration ñu ngi ko tënk ci lii parce que gis nañu ne Jobaas ndax position géographique bi mu occupé fii ci région de Thiès ci département de Thiès mën nañu ne plaque tournante la c'est-à-dire bunt bu ubbeeku la ci ay ci zone boo xam ne li mu ŋànk moo bëri mooy zone aéroport fii la avion di jóge di dem mooy zone boo xam ne c'est une zone économique ñu mu ngànk par exemple cimenterie du Sahel mu ngànk usine ndox Kirène mu ngànk autoroute Ila Touba les cités di Jobaas nga xam ne voilà moom zone bee ko abrité mu war a accueillir ay doomu Sénégal yu jógee fu ne donc suñu zone bi nekk na zone boo xam ne fu mu ngi ci presque ci xolu li ngànk koom-koomu Sénégal li nga xam ne mooy dox ci Sénégal ci wàllu social alors ci kaw loolu ñuy naan Jobaas dafa nekk zone boo xam ne ay enjeux yu majeur ak yu bëri donc ñoo ko wutu léegi ñun constat bi ñu def moo ñu andi ñuy naan loolu mënatuñ ko nangu mënuñu nangu Jobaas mel nu mu mel mu am suuf su mucc ayib Jobaas bëri ndox car macha allah parce que
forage yi nga xam ne yëpp ñooy desservir KMS 3 bi ñu ngi fii ci biir zone bi te pourtant Diobass boobu moo mar ndox Diobass waay sonn nañu ngir ndox constat boobu nag moo ñu andi ñuy naan commune bi nekk na commune boo xam ne mu ngi ci loxo ci koo xam ne gestion ci boppam ak ci ñooñam la ko yemale gestion ak commune bi ci wàllu suuf ak yeneen lu lëndëm la ñu gis aussi ne Diobass nekk na terroir boo xam ne dafa ne jeng demul dikkul presque à tous les niveaux ñu gis ne le peuple di Diobass waa yi sonn nañu ñu ngi ci marale bu rëy li tubaab tuddee marasme bu doy waar jeunesse si Diobass presque jaaxle nañu parce que bu ñu xoolee seen kanam du ñu gis li nga xam ne presque mën na leen jox espoir alors ci kaw loolu donc ci constat boobu ñu def tableau boo xam ne tableau bu doy waar la ñun parti ak mouvement yi ngànk coalition Wallu Sénégal ñu ne foog ñu taxawal suñu candidature mais ñu ànd ci ak équipe bu dëggu ñu ànd ci ak équipe boo xam ne am na déglu ak équipe boo xam ne gëm na Diobass ñi ci ne ñu gëm Diobass lañu donc ci kaw loolu suñu programme ñu ngi koy en tout cas suñu candidature ñu ngi koy fësal par rapport ak suñu vision ci Diobass ak par rapport ak mission bi nga xam ne moom la ñu war a dox donc suñu vision ci Diobass mooy lan mooy ñu fexe ba libérer c'est-à-dire Yewwi Diobass ñu yewee ko ci kaw nan c'est-à-dire ñu may possibilité ñëpp ñi nga xam ne yàlla dénk na leen dara ñu nekk doomu Diobass ñu waxtaan ak ñoom mën leen a permettre ñu dugal seen loxo ci doxalinu commune bi ñu may bépp doomu Diobass boo nga xam ne am na mébét ci commune bi ci wàllu partenariat wala ci wàllu expertise ñu mën ko permettre moom mu mën ñoo jege ba déployer loolu Diobass jëriñoo ko pour un développement boo xam ne ñëpp a ciy gis seen bopp ñëpp a ciy dugal seen loxo te mu nekk développement bu mucc ayib bu mën a yàgg suñu mission nag mooy doon lii mooy que ñun équipe Wallu Sénégal dinañu dem fekki bépp doomu Diobass fa mu nekk dinañu dem déglu bépp doomu Diobass dinañu ànd ak waa Diobass di waxtaanee di pencoo problème mu Diobass problème yoo nga xam ne ñu ngi koy jànkoonteel ci wàllu santé ñu ngi koy jànkoonte ci wàllu ndox Diobass mar na ñu ngi ñëpp a ngi fàttaliku la marche des sentinelles di Diobass problème wàllu éducation am na école buy waaj daanu fële Sange wóorul sax xale yi mën faa jàngee en tout cas début année scolaire bi Sange 1 wàllu électricité ñëpp a xam ne ba léegi am na village yoo xam ne ñu ngi ci lëndëm wàllu mbéy suñu suuf ñu ngi koy jox ñoo xam ne seen xaalis la ñuy yor ñu nangu ki ci loxo béykat jox ko ñoo xam ne seen xaalis la ñuy yor di ci def agrobusiness loolu dina deñ wàllu élevage également wàllu càmm bi temps yi ñu ngi gis tout le temps ñi nga xam ne ñu ngi méttitlu wàllu càccum jur gi wàllu yoon également ñi ma jiitu wax nañ ko Diobass pratiquement amul yoon à part ñaari yoon benn bi traversé dem Tasset Noto beneen bi traversé Sange dem Sindia wàllu entrepreneuriat ñu fexe ni ñuy waxtaanee li mën a encadrer jeunes yi fi nekk nga xam ne bëgguñu dugg ci mbiru Barça wala Barça bëgg a liggéey ñu waxtaan ak ñoom mën leen a permettre ñoom ñu mën a investir fii tekkee fii enfin wàllu foncier nga xam ne liñ ci war a wax bëri na trop te du jeex donc pour tënk donc yéen Diobass waa ñun lii lañ leen àndu leen tey par rapport ak suñu investiture ngeen xam ne li ñu leen wax fii suñu vision ak suñu mission dinañ ko tënk ci programme boo xam ne di ngeen ci gis lépp mais loolu dañ ciy ànd ak yéen merci beaucoup yal na yàlla barkeel Diobass. Diobass TV, nañu wax ak Diobass.